aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. Assalamualaikum mbokk yi ma ngi leen di leen sant di leen ziar bu baax a baax fu waay mun a nekk ma ngi leen di la ziar bu baax tey nag moom suñ toogaay tey bii dara waral ko gannaaw benn nit rek muy biiri biiri mi nga xam ne football la woon ci biir Gambie bu yóbbu na Gambie fu di ko jàlle nag Gambie bi yëpp di ko jàlle ay mbokkaam di ko jàlle surtout maa doomam boobu di Modou Ndiaye nekk ci jamono yi mu nekk koo xam ne ñëpp gis nañ nataalam social media moo ko faam mu very close to Japan mu am na opportunity nag pour wax ak moom ndeysaan tey nag nga mënoon na fee nekk waaye nag bi tey he's taking it very 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 he's very emotional about it and we can understand that tey suñ toogaay bi fii nañ fi toog ak ñi nga xam ne dañ close ak biiri bu baax a baax a baax tey ne dañ ne ñu toog pour célébrer ko man noonu laa ko gisee tribute la plus dañ ko war a célébrer parce que def na fi yoo xam ne war naa tax ñu célébrer ko tey tey nag ci gis ngeen ko Elite Media ma dalal fi nag ay gan yu màgg ndeysaan ay kilifa ñoom ñëpp bàyyi seen soxla yi tey ñëpp a xam ne ñëpp a ngi or ñëpp a ngi am soxla yu baree bari yu waaye dinañ ko def wéy nga xam ne ku mun a duga rek duga wax tuuti génna sa morom duga wax tuuti génna ku mun a stay nag all the way dinañ ko appreciate lool unfortunately nag ñu reach out to almost 20 people waaye some of them internet nag dafa leen a jaamu waaye du tere it am na ay audio nga xam ne am nañ ko am videos yu nga xam ne am nañ ko dinañ ko play waaye terewut ne ñooñu nekkul si biir kër gi ak ñun tey kon nag suma gan yi nekk fii bëgguma lim di autor yi benn macha allah maa ngi leen a dalal fii si Elite Media yéen ñëpp si seen tur ak seen sant di ziar seen famille yéen ñëpp ak ñi nga xam ne ñu ngi toog tey di seetaan li nga xam ne celebration la si ki nga xam ne he's a legend kon ma bàyyi suma gan yi ñu nuyu benn commencé ko nag si alphabetical order ma jël Aziz Kor xam naa ne moom nekk na koo xam ne Gambie yëpp xam nañ ko fii képp a tey koo fi gis rek xam nga ne ku Gambie xam la kon Aziz ñu bàyyi la nga nuyoo su ko defee nañu daal di ko jëlee noonu comme alphabetical order rek daal di continuer. asalaamaaleykum Gambia asalaamaaleykum Fatmata maa ngi laa nuyu di nuyu suma mag ñi ma bokkal ci plateau bi muy Laay Koli Ibrahima Ibuka Lamin Kaba Bayo ak maa ngi gis ne ñoom jaawo yëpp dugg si nañ di leen nuyu ci programme bi di leen wax ne lii moom lii lañ mën a defal suñu mag yi muy biiri Njaay ñun foog naa ku nekk li mun a wax ci biiri bari na waaye maa ngi lay nuyu yéen ñëpp bu baax a baax ba si kanam ñun ñëpp ñu continuer wax suñu wax. jërëjëf Aziz kontaan nañ trop ci loolu kon nag ñu daal di yóbbu waxtaan bi ci Ike mi nga xam ne moom mu ngi in fact Aziz mu ngi all the way in America Ike mu ngi Norway so fii tey moom international la fa am globally la mooy la woon lu baax si àddina tey àddina pour célébrer benn nit Ike yow ñu dalal la si biir kër gi yow tamit. waaw fa asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu Gambia yëpp ak fépp foo xam ne turi biir yi egg na fa maa ngi leen a nuyu mun naa wax ne àddina sax da leen a nuyu ndik fuk àddina la so man nag ñu xamee ma ci Ibrahima Ka waaye lu gën maa xam ci Ike ma nekkoon Gambia daan di play foofu football up to high level so balaa ñoo génn dem bitim réew so maa ngi nuyoo waaye plateau bi bu baax a baax xam naa
di kontaan lool nag ci invitation bi ñu defal nii pour ñu célébrer suñ mag ji di Legend Biri xam naa ci kanam tuuti dinañ gën a wax lu bari ci moom because duñ mun a jeexal yëpp nag ndi waxtu duñu ko may waaye mun nañoo wax lu bari ci moom te ñun ñi toog ci plateau wi ak ñeneen ñi fi nekkul sax mun nañoo wax lu bari soo ñu am moom suñ wax foofu dañ dugga ci mi ñu door a jekk ñu am pour wax ñu wax ko jërë ngeen jëf jërëjëf Ike kooku mooy Ike mu ngi ooye from Oslo fi mu nekk nag xanaa ñu indi parce que am nañ fi Ibrahima Diawo waaye yaa ngi ñëwee jee so dañ laa jomp Ibrahima dina ñëw ci yow si kanam ñu ñëw ci I think fi mu nekk nii moom man moom maa ngi réer de gisatuma nit ñi sax waaye léegi ñëw sorry so léegi ñu ñëw ci Lamin Kaba Bajo jërëjëf Mr Bajo bàyyi sa soxla yëpp ñëw nag te bokk ci plateforme bi appreciate nañ ko at a very short notice so maa ngi laa dalal ci Elite Media yow tamit. Thank you Fatoumata thank you so much maa ngi la gërëm si initiative bi maa ngi gërëm ñi xam ne ñëwangum nañ ci programme bi doore ko Ibrahima Diawo Ike Lai and Aziz Biri moo ñu ko jaral so you know after bi time yu xam na trop suba mooy Tabaski te ñu xam ne ñun nekk Gambia yéen ngeen xam ngeen naka la dee mel at this time so waaye te biir jaral ñu ko daal ñu xaar ñun tam ñu am suñ contribution so it's a good initiative boo xam ne kontaan nañ pour ci participate ngeen nuyu Gambien yëpp et puis nuyu football family yëpp ci programme bi jërëjëf kon nag ñu ñëw ci Laay Koli mun nga unmute sa boppa su ko defee yow tamit nga bokk ci waxtaan bi Laay Koli laay ngi mute nag lii laa ko doon wax ci ñaari device yi xamatut sax ban mooy ban voilà ñëw na ok ñëw waa ñëw na waaye sa vidéo bi dem na laay ok ñu laay ana ñu jaalagum la nag dal di dem si Ibrahima Diawo moom tamit mu ngi UK asalaamaaleykum Fatmata ñu ngi laa nuyu di nuyu waa Elite Media sa followers yi yëpp nuyu suñ koto yiñ bokkal plateforme bi commencé si koto Aziz dem ci honorable Kaba Bajo Ike Lai at gisuma ñeneen ñi picc si dañ xaw a tuuti waaye maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci initiative bi comme lu honorable Kaba Bajo wax rek foog naa ne it's important pour Gambien si ñuy day célébrer tante ba pare di upliftante dafa important ndax ku mel ni Jibiri benn 1 hour sax wala 2 hours doy ci jotaayam ndax lim liggéeyal Gambie ak nim tollu Gambie mun na moo tuuti waaye nag Gambien si are no small people kon li biiri liggéey biir Gambie ak lim liggéey bitim réew ak fi mu yóbbu flag yi Gambie kon defal ko programme bu mel nii war na ñu ngi laa gërëm ci initiative bi di kontaan si ñi nga xamante ne ñooy seetaan programme bi xam naa ne bés bi comme ni ko gars yi waxee rek xam na moom torop waaye nag lu munta ñàkk fu mu jaar am Fatmata jërëjëf kooku mooy Ibrahima Diawo koole Angleterre ñu rafetlu ko lool comme ni ko Ibrahima waxee Mr President Bajo moom mu ngi koole all the way from Gambia ñu ñëw nag ci Ibrahima Niass dalal nañ la yow tamit moom mi nekk moom tam Angleterre kenn di ko ne gan la ci Elite Media bi la bokk asalaamaaleykum Fatmata ma nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal fii ci panel bi gisuma ñëpp nag waaye gis naa honorable Kaba Bajo Ike ak Laay Koli suma mag ji waaye gisuma ñeneen ñi waaye ak ñëpp daal ñoo xam ne ñu ngi ci programme bi tey ak suma rakk Ibrahima Diawo moom nga xam ne yàgg nañoo def mbir ak suma mag ji Boy Koor tamit gisoon naa ko ci liste bi moom fekkoon na ko Copenhagen fële Denmark ñoom ñëpp ay suñu mag lañ ba pare ñoom ñëpp ak ànd ak biir yi def nañ lu rëy ci wàllu sport ci Gambia seen tur dootul for fii nii ci réewi Gambia biir yi nag dañ ko ñaanal yàlla fi mu nekk nii parce que loolu rek la soxla ci ñun ñu ñaanal ko yàlla fam nekk noonu leen gënal ko fii mu jógee parce que xam naa ne biir yi mun naa ne is the most celebrated Gambian yi fonk nañ ko trop waaw individual nit ñi
fu nekk rek jagate nañ ko yóbbu ko fa uti as award jox ko defal ko mbir yu bare nga ñoom lay koli sax last year from Oslo fu nga invite nañ ko foofu ak ñeneen ak ñeneen kon moom wax dëgg ne yàlla liggéeyam bàyyi na an indelible print si réewu Gambia history books si record nañ ko dootut fay mbiram la fu ñu toll rek dañ ko ñaanal ba pare di ko gërëm bu baax di ko sant ci liggéey bu rafet bi nga xam ne represent na Gambia with dignity throughout the world Fatmata nga tey na bés bu xat la comme ni nga ko waxee rek ñu bare ngi or waaye du tere lu munta ñàkk foo mu am war ñu ñëw parce que biir yi suñ kilifa la te ñu nepp ay Gambien lañ jërëjëf jërëjëf Ibrahima Niass kaddu yu rafet jëmale ko si biir yi loolu rafet na kon nag ñu nuyu nag ñu delluwaat ci laay ko li seet ndax dinañ ko mën a am laay yes waaw nuyu nañ la ñu ngi laa dalal ci Elite Media waaw maa ngi laa nuyu di kontaan si invitation bi de di gërëm mboolem ñi nga xam ne ñu ngi fa toog Mr. Niass EK Aziz Kor Lamin and everybody name si nag naa leen xaw a fàtte because ñu bari nag xawma leen yaa ngi maa dégg waaw waaye li ma wax rek mooy ne lii lu baax la li nga def ni le which is very okay ku mel ni biiri pour nga toog ku wax waxam baax na pour ñu toog di wax kanaay biiri ak biiri lan la defal réew mi muy Gambia so yow niñ ko waxee nii rek mooy ne after pour ñi ñu introduce seen bopp soo dinañ mun a xool doon ba nga xam ne su temps bi ñëwee den li nga bëgg a wax yëpp di nga ko gën a mun a wax so lii lu baax la loo xam ne ñun dañ koo kibiree ñi fa toog ñëpp foog naa ne kontaan nañ Lamin Bajo maa ngi laa nuyu so di nuyu everybody so which is very okay jërëjëf pour invitation bi so ma am fi benn parewaat ku dem fooga jërëjëf Laykoli mbokk yéen mi seetaan Laykoli moom tamit mu ngi Norway mooy li ma leen wax rek lii moom global la tey képp ko xalaat rek na fi nekk tey ñu fortunate enough nag pour am brothers nekk si the same platform and they were both footballers ma am Aziz Kor am brother Aziz Kor muy Abdoulaye Kor moom li am na li ma bëgg a wax ci moom sa waaye duma ko wax naa ko lebbe beneen yoon Mr Kor dalal naa la asalaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak ci seen sant di dégga seen naka lañ ko waxee seen teewaay yéen ñëpp fii tey macha allah sant yàlla bu baax a baax kontaan nañ torop everything is like dégga suma mag bi laaj ko li mu wax rek kontaante la to start with ak ñeneen ñi nekk ci forum bi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu lii nekk na loo xam ne lu am solo la suñ mag yi suñ buggee wax ci mbiram comme niñ ko dee waxee rek danga wax buur bu set nga am loo wax ba pare dina am loo bàyyi kenn mënut a wax mbiram yëpp bam jeex tàkk kenn mënu ko daka moom dina la wax nga dégg feneen nga gis ci mbiram loolu rek sant yàlla la man de dama wax ne tombe na am happy ne tombe na jamanoom lii moom dikkaat moom ci Copenhagen fii mag ji su demaan play be on free ci man laa ñëw mooy bo mun naa ne man rek la óolu woon fii koo xam ne dina dem kiram ci waa dëkk Gambia xamutoon ñëpp loolu because man dama play moom moo tax ñu xamante di leen wax ne jërëjëf kontaan naa ci seen teewaay yéen ñëpp yooyu Fatoumata di la wax jërëjëf ci sa xalaat bu rafet bi nga xalaat maa ngi nuyu yéen ñëpp di leen waxati jërëjëf ci seen sa teewaay jërëjëf kontaan naa jërëjëf waaye balaa ñuy dem fu sori rek ma dal di maa ngi ñaax nekk ci conference call A minute silence that broke everyone's heart, the whole world. Gambians will always remember this day.
ndeysaan Biri Silence for Bidi Bidi, who died age 72, the former Sevilla player between the years 1973 and 1978. And we're ready to get underway. It's been an extraordinary season for Sevilla. They could still finish third today. Atletico Madrid would need to lose in their game. ndeysaan loolu mu nekk lu daw yaram parce que àddina yëpp nag xam naa dinañ fàttaliku bis boobu noonu ñu def ko biir Spain balaa match bi di start fi nga xam ne def na fa lu rëy daal te am na fa ndam because gis ngeen ne Spain dañ ko dee celebrate saa su ne after 30 years gis ngeen ba mu fa demee ñu celebrate ko ak naka lañ ko celebrate kon lii kontante la ci Gambien bi yëpp man ci suma jëmi boppa dama naan kon he's a legend te celebrate nañ ko worldwide celebrate nañ ko Gambia celebrate na ko bitim réew celebrate na ko kon ñu dugg ci waxtaan bi rek ku nekk wax rek lan nga koy fàttalikoo tey ak fan ngeen jaar ak moom wala li ngeen xam ne moom ngeen bëgg a wax ci moom rek xanaa ñu jëli commencé foofu kon ma ñëw rek ci Aziz Kor comme que ci yow la commencé woon Aziz ñu bàyyi la plateau bi. waaw Fatmata di nuyu Abdul suma mag di nuyu kii tamit rek Ibrahima Niass ñëw boobu bi ma doon nuyoo ñëw boobu ñëwuñ Fatmata Biri li ma mun a wax kay mooy ne soo gisee man ma play football Biri moo tax waaw Biri moo tax ma play football te time bi moo play Augustinians ak Walidan after mu dem play professional dama naan yàkkamti Biri su jógee Gambia am game ba Biri war a jow play al Gambia su ma gisaan Biri su ma déggee ne ñëw na rek dama naan am yaakaar ne bii Gambia dinañ am ndam man noonu la gome woon Biri yàlla def yàlla moom mi mun yi lépp yàlla def ma bokk ak moom ma ñëw ba playal Biri ci national team bi pour man loolu was a big achievement waaw maa nga fàttaliku bés bi ma ñëwee ci camp bi Biri dafa jékki-jékki rek jël suma loxo bi ñu ngi doon mu def mu tee ko di ma yëwu ne xam nga time bu doo expect ne di nga war a play Biri yaa ngi ko gis ni ok dinaa dem su ma gisee nii rek waaye bi ñëwee si camp bi mu jël suma loxo bi rek am nu mu def pour woon ma rek ne ma welcome nañ la xam nga like da ngaa feel ne yow welcome dëgg la bi mu defee loolu man suma boppa dama ne déedéet kay du Biri mooy def lii xam nga Biri noonu la meloon ba pare Biri tooñ kaf ree am jaama nit ñi man bi ma njëkkee dem ci bi ma first time ànda Biri boobu maa ngi playal junior squad bi si la ànda Biri moom ma ñoom Seeku Sarr xam nga Biri dafa mënoon a tooñ ñëpp la daan marakaam yëpp la daan tooñ magam yëpp la tooñ so benn time ñu ngi dem Thiès ñu ngi play ak Sénégal Thiès match boobu foog na ñun ñëwin gars yi 2-0 ñëwoon Sénégal so si hôtel bi ñoo ndeewoo ñu toog di ndeewoo rek fekk Alaaji Sarr mu ngi leet Alaaji Sarr ñëw rek ne gars yi boys yéen a ngi toog te nga dégg boys yeneen boys rek Biri ñëpp noppi rek Biri ne ko non ñu ngi taxaw xam nga yëpp pour tooñ ko la rek waaye moom itam ñim ñun ndax de li nga ko gis noonu loolu laa de wax gars yi yàlla def ci maaj bi jeex ñu ñibbi waat Banjul sun Land Rover bi dem ba ko bori croisement rek sun Land Rover bi paan so léegi Biri jékki-jékki rek ne male ku ne boys kan de defal moto pin from
rek jékki-jékki rek ne ko accountant yi am nga time loolu mooy xewoon soo leen yaa ngi toog ñu naan yaa ngi taxaw tooñante boo fa nekkoon waaw biiri nag loolu naxari ko mu ne nag tey mu rey Peter Porom Seeku Sarr moo si jàpp ba mu ko baalal léegi-léegi suñ tasee baañu ñoom wala ñu tukki nii suñ tukkee ba ñëw ci airport bi nga digga maa ko doon expérience ñoom ike léegi ak ñoom lay kooli suñ tukkee dañoo tooñante bi dina def yu bëri ñun yëkkatoo yi nañ def yu bëri waaye su ñëwee ci airport bi baañu rek dafa jékki-jékki rek su ma nekk yeneen yi di nag ngay ne ko mu ne nag golo dellu dingool ndeysaan xam nga comme Banjul ñëw nañ Banjul léegi beneen affaire la nekkatuñ fu si kam bi waaw xam nga biiri dafa nekk di koo xam ne mun nañoo wax lu bëri ci moom xam nga man su ma la mënaan toog dégg nga boycott lay léegi mu toog di wax naan boobu man sax dew ma Europe play yu ma Europe non su ma la tàgg daf ma laan dañoo mu naan ma non maa biir ñoo nekkoon fii biir yi dafa ñëw seet si weekend bi ma ne ko yee xam nga time boobu sax man dooruma play football waaw boobu dooruma play football danaa lam play football comme yu ndaw yi school ak nawetaan ak yi waaye dew moo ci level boobu de play national team bi boobu ñoom boycott la woon ñoo doon play football suma ñoom mag waaye di nga gis ne biir yi dafa yaatu woon këram ñëpp fa daan dem biir yi noonu la amalee jàmm ba pare biir lu mu am moo xaritam ya ko bokk ak famille xam nga man dama ne biir yi lim defal Gambia dafa bari dafa bari sax ñun soo gisee da nga dem tukki loo njëkk a dégg lu ñu naan njëkk a wax mooy ndax xam nga biir man first time ma dem Denmark la yal suma brother moom xam na man Denmark bi ma demee bi 1901 la play bi ma njëkkee dem foofu biiri netaali biiri laa njëkk a gis foofu ak Martin Olsen si team moo doon play xam nga moom yàlla def na ñaari team sim play Denmark yëpp play naa ko mooy Hafolio ak bi 1901 waaye nga dem soo demee si club house si Hafolio bi it soo demee foofu da nga gis ne si teami biiri bi ñoom seen picture bu mag moo fa nekk Pigit Biiri mooy woon di first black man who play Denmark. Yes. Waaw. Xam nga mooy woon di first black man who play Denmark. Aywa dafa ne Denmark kaay boobu du doon easy nit te dangaa dox sax ñu la xool te ñëw ubbi seen palanteer yi la xool. Noonu la meloon. kon ñu pause la foofu ma dugal keneen su ko defee ku nekk rek ñu jox ko benn 4 minutes rek moom tam mu def ni nga def nii. am nga su ko defee ñun ñëpp ñi fi toog xal la moo sakan macha allah te beneen ni dafa te ñi ko bëgg a wax waaw ma poos la foofu dinaa ñëwaat ci yow kon nag ñu ñëw ci EK waaw asalaamaaleykum Fatoumata maa ngi leen a dégg bu baax di dégg suma raka ji Assis waaye maa ngi nuyu ñëpp te li ma bëgg a def rek dooree rek mooy introduction di nuyu biiri family biiri yëpp jabaram yi ak brodam bi Bekay di suñ age group because ñun ñëpp ñoo daan you understand biiri affaire am su ma jógee foofu nag biiri as a footballer and biiri as a ambassador post independence ak yooyu you understand because jamono bi biiri di feeñ jamono boobu Afrika nge xeex ay independence ak yu noonu ci biir loolu ñun ñëpp xam ne foofu kon nga mel ni biiri ak Gambia ak ni moo tuutee comme ni ko waxee woon rek Gambia dëkk bu ndaw la waaye nit ñu rëy ya fa nekka biiri football ase biiri legend la ci football nga xam ne liñ def ci football ci suñ boor ak ci àddina dina doo mun na jàll ci sot nga wax yëpp ñun nag ñu lokki ay xale yu ndaw yoo xam ne play na ñoom lañ daan seet as role models so play ñoom yàlla def ñu play ñoom ñu sant ci yàlla lool because nit ki boo nekkee moom rek dina am ci yow moom looy jànga biiri nekkoon nit ku open nit ku jub
real moo tax ci Facebook bi biñ ma njëkkee comment ci Facebook bi man dama woon di smiling superstar laa fa def ci suma comment si smiling superstar because doo ko gisuloo biiri mook nga tasee moom bu ndaw sax bu tasee biiri li moo njëkk a gis mooy smiley biiri you know biiri soo footballee moom gis ko nii rek li fi nut waaye boo nekkee moom ci biir géew bi ba biiri yëngatu ci nga xam biiri dëgga kan mooy biiri li tax ma wax loolu may jox benn exemple suñ final bi in Liberia coow seen benn star boo xam ne mu ngi daan play France xam naa loolu na dafa gën a yëngal suma mag ji because gars yi dañ wax ne suñ winul ñu jël leen waaye am na benn scene boo xam ne mu ngi xew ci biir match boobu leen match boolu is ñaata years ago benn tey loolu musut a gën a far ci suma brain bi because dama fàttaleku scene boobu ba saa si yàlla tey bi biiri ñëwee fii sax wax naa ko loolu even though moom xëj na fàtte because li moo def football a bari biiri benn match suñ match boobu final bi ci just beyond the center line lañ pass ball bi maa dem benn dama ko break because man lañ doon pass waaye ndeke biiri seen na pass bi mu ngi woon suma gannaaw ba moo kof tennis bi I can tell you ne ñaar o ñetti xuus la xuus egga ci biir box yi gars yi ñu bëcci ko fa waaye host nation lañ ñoo playal final soo dañ ko génnee ne du penalty loolu su duggoon match boobu soo moytu du end you understand pour wax la rek biiri fi mu tollu ci football biiri celebrated worldwide tey mooy moom waroon a nekk di first African player pour play ci Premier League Angleterre bi moom wax na looloo gémmiñam te loolu ñëpp seede nañ ko mu doon di only African bi nga xam ne ba saa si yàlla tey mu ngi am a fan club in xaati Europe di Spain Los Biris ba saa si yàlla tey ñooñu dañ ko celebrate Los Biris ki ko doon ona noonu kooku ci ñi fom Los Biris boobu leen moo nekk président yi civil léegi you understand pour wala biiri ni ko àddina fonkee sax ndax ñun egga nañ level boobu ci fonkaay boobu moo tax baax na lii mu nekk exemple pour ñun ñuy apprécier tante di jéem a ekkatil suñ boppa bañ xeeb suñ boppa di ekkati suñ nit di respect li mun ñu ko ci gërëm bi ko fi moo yóbbu Gambia la biiri time boobu 63 ci 60 si ku feeñ nekk superstar fi nga yóbbu as ambassador fi nga yóbbu sa réew àddina yëpp moo tax ñuy xam Gambia little Gambia bi nekk ci biiri jumbax yi Sénégal biiri bokkat na ci ñi feeñal Gambia you understand moo tax pour biiri luñ ko ona rek war nañoo def lu ko ëppa you know moo tax ñu ndey biñ Oslo biñ toogee di seet ne waaw ñu ndey am nañ heroes yoo xam ne war nañ di leen ona ci seen dunda bala ñoo génn àddina moo taxoon ñu def yàlla defal ñu jox ñu wërsëg lool nag ñu mun a def loolu Gambia Association in Oslo Norway defoon loolu tànna biiri tànna Seexu Sarr because Seexu Sarr Oslo la dëkka mu ngi dëkka Norway outside Oslo tey ci ñi gën a xam biiri kenn gënu koo xam biiri ci ñun xëñ na jot moo ko joxewul waaye moom ci ñi waroon a toog sax ci plateau bi fii tey fi la bokka you know Alaaji Ñaanit fii la dëkka waaye moom mu ngi Gambia ñooñu ñi ñëpp ñooñu féetoo mag waaye play nañoo ñoom dañ leen daan di dañoo proud ci seen affaire saa yu ñu leen waroon a indi rek ñu war a join si national team bi ñun ñëpp dañoo jubilee because xam nañ ne we would have a strong side. waaw kon ma jokk la foofu ma jël keneen. waaw indi keneen jërëjëf dina ñëwaat ci yow. waaw ok ñu ñëw nag ci kii nii Mr President of GFFA ñu rafetlu lool ne mu ci biir kër gi
ñu dalalaat la rek bàyyi la yow tamit rek nga joxe sa ay kàddu because yow moom am na loo xam ne marqué naa ko ci lii parce que yow dama la ko la very short notice nga tontu ma lu ma neex ba pare teg si nag boole ko di jëlaat update di check with man every minute and with time kenn amatu time right now waaye nga with your busy schedule nga def loolu noonu ma appreciate ko lool parce que ñi fi nekk ñëpp xëj na ñoom laa njëkk a contact before ma contact la so thank you very much and ma bàyyi la rek yow tamit plateforme bi nga sànni sa ay kàddu. You are welcome, Fatoumata. So naman marawara. Sorry, barala mariko. I'm not called when you that's the problem of this device. Man first man matankla for the initiative and then also for nga yokamasi young opportunity man tam bok free. Oh, na kola. Sorry for that. That's the risk of having this. Sorry for that. I'm sorry for that. Manema ma gerem lanjeka or at least the initiative Portugal masi this very important forum. Comme ma ko waxe te mom dafa xat trop way ma ko waxe bi mo ñu fa jaral ma njëkkoon naa nuyu waaye ma dalal suñu mag gi Abdou Kor ma ko gis ma mag suma xarit ak Ñas parce que bi ñoo nuyante ñoom ñëwutoon at that time ñun am na beneen foo xam ne foofu lañ interact ak Oncle Biri nekkoon nañ faanam si national team nekkoon nañ faanam si Walidaan yàlla def fi àdduna dox ñu ñëw si administration ñu def nekk minister of youth and sports liggéey am moom at that time yàlla def de 2014 ba tey tam ñu am Gambia Football Federation foog naa ñun ñoo jënaal lokki ñu xam ne daal fekkee nañ his last days lu nekk moom yàlla design yàlla moo design lii last days ñoo moom la comme ma ko waxee as a fan as a young boy ñoo dégga biri try ba ñu gis ko ñëw Banjul in those days jógee si kaw jógee Brikama in those days Brikama was si kaw la nekk comme du Banjul am nga di struggle di ko seetaani box ba national team also mashallah is somebody boo xam ne he's worth celebrating waaye bu fekkee yàlla def ñun tam ñu am door am place nekk si ministry may organize the for now that was the last zone to be organized in the Gambia. That's 1997 in the 90s it was 97 it was then at the BTC why the mom dafa yaatu trop he's very generous in sharing what he knows and what his experiences are for la fekk am xamante nañ in the corridors of politics why he's always on my side mu ngi lu mu xalaat rek ñëwal si office bi ministre li ñun foofu lañ gën a jàpp ma moom yàlla def ñëw 2014 si fédération bi ak tey he's always with us amul match boo xam ne am nañ ko fii international match bi seetaanu ko te quite often tam soo demee si league match si mu fa te su toogee si match bi tam moom opinion as his own opinion and then notwithstanding the only time he's on our side either collective individually di ñu advice ba yàlla def tam ñu recognize ne definitely kii in as much as ne mu ngi volunteer dañu kay di ñu advice nañ ko formalize loolu tax ñun tam ñu den ko xëcca mu ñëw suñ boor moom ak sun parce que man duma leen mën a oo sun mag man oncle laa leen dee oo moom moo sewu saar ama ñoom meeting boo xam ne macha allah te ñu dem be fu ñu àggani te ma jël fu Ike am na fu mu laal mooy seen that match bi xew final bi Liberia bi ñun fekkewuñ ko bi nga xamoon na dégloon na naka la commentary bi waaye bi ma ko invité si final yi under 20 bi 2018 ma àndaa moom tukkee moom yàlla def ñu am night stop in Lungi Sierra Leone airport bi must xam nga nit ne balaa nga koo xam da nga tukkee moom o affaire yi xaalis dugal sa diggante moom ak leneen waaye gis naa ci julli ci moom indi yeen dama am kersa
am naa time bu ma ko war a oo suba ban time bu ma ko oo fekk am si wérdam te xam naa ku du julli du wérda guddi tam am naa time boo xam ne dama am kersa pour call ko fanaane lungi the next day Friday la tombé man nasaxaw naat pour dem julli juma sax waaye moom moo insiste na président war a dem julli juma nañ ndaaj ba ñu laajte ba gars yi woon ñu jël taxi dem si julli juma lungi and then we came just few about an hour or so balaa ñu dem airport ma dema moom Liberia the same thing la ñu fa nekkee those few days you know I've seen a very pious person a very humble man ma fowoon naa xamoon naa ko waaye bi ma tuggee moom la ko janaa xam then bi demee kër bu muy adresse xale yi mu ne leen about almost 30 years ago in this city Liberia jooy naa fii te yéen laa bëgg ngeen fompa suma rongoñ then he gave that history of that famous match and that famous penalty and the presence of the heavily armed military men because time in Dola woon ñu ko waxee am nga ñoom si kotoyam fa ñu ko ñoom Ike bro Abdou ñëpp a ngi ko déglu we are all witness to it and really miss naa jël that trophy mu nekk first time nga mu jël that trophy waaye ñu xaj ma ko because of obvious reasons dama bëgg a daal te trophy ngay yóbbu te xale alhamdulilah météo na tàngoor na nag xale fompo ne ronga ñam foofu biñ play biñ bis blow last whistle bi dafa daw fekkee ma fu ma toog you know we had a different one I was in the front row Dendo minister and other people he was full of emotion ñëw langa ma foofu mu jooy mu ne ma précis su ma dee tey sant naa yàlla because xale bi ma def ba foog ma dinaa ko fekkee boobu am it's a long story waaye just to buttress how important that was to him biñ dellu si hôtel bi bu mu adresse boy si the same thing la yàlla def ñu duggal si plane bi ñoo wàcca jox ko ma ne ko kenn du wàcca trophy yaay wàcca si plane bi moom moo jël plane bi wàcce ñu ñëpp ba mu laan bu mu wàcca ak trophy bi te biñ demee si président bi nu ma doon wax ni mooy xam naa loolu has contributed a lot to because xamoon naa loolu at this age he was almost 70 at that time why he still that's mu ngi manifest bugga réewam bi Gambia pour dëkk bi am ndam moom xeex naa yéen ma ko jënaa xam yéen a play moom yéen a campagne moom yéen a dëkk moom waaye man witness naa le almost 30 years ago lu mu gis ne dëkk bi am ko mu ngi mel ni moo indi ndam te añaanul su añaanoon xale yi doon am du ko daan célébrer dafa wax ni non man awma ko gars yi am nañ ko mu behave waaye mu ngi mel ni moom moo winoon trophy bi ci gàttal ñun suñ jaxasoo moom xanaa mu jëriñu rek di ñu jokkee aida si technically wàllu football ba pare di ñu advice as mag si suñ biir dafa jël moto am léegi-léegi si dafa jël ñëw suma office door ñëw rek non ñu ne oncle Biri ma ne waa mu ne ma président ma ne ko non oo ma rek man ma fekkal fu nga nekk mu ne ma non président yow yaa suñu quelque ma ne ko non yow daal war nga maa ul soo nekkee Banjul sax nga oo ma ñëw uyu la nga jox mu ne ma non lii laa gis lii laa bëgg ngeen def lii te mosu ñoo am benn international match fii boo xam ne ñëw adresse xale yi léegi-léegi sax team top bi sax balaa match bi sax def lay insiste waaye guddi la di nekka te am naa mag la yaram bi commencé neexut Banjul la léegi nekka sometimes waaye every match daf di bëgg a ñëw adresse xale yi waaye what is certain mooy after every match dañoo dafa àndaa ñun ñu dem si dressing room bi su fekkee ne boys yi win nañ mu celebrate ñoom advice leen challenge leen fooda su fekkee ne dañ lose mu console leen ba pare joxaat leen challenge leen wax leen daal really you have to work hard so te boobu laa gis si moom te moom jaxasoo nañoo moom torop ba mu passé affaire football dafa def ba ci kër yàlla xam na so moom def ñu benn because last words bu ma jox just a day before bi demee si këram fii Joshua daf ma wax ne presse yi maa ngi dem su ma ñëwee su ma ñëwut nga xam ne am with you all the way all the time I'm always with you rather man boobu wax boobu daal non fonk ma ko bàyyi bi ma taagel ne dafa dee time boobu laa xalaat ne dëkk paa bi daf ma doon taagoo waaye xam naa he live a very useful life he has accomplished his mission because ku nekk ak ko fi ñu àdduna bi dañ am mission te xam naa Biri moom accomplish na mission ñu ñoo des ci ñu ñoo am sun am lu xam ne des na liñ ko war a defal waaye moom he has accomplished his mission as a patriot as a citizen and as a Muslim nekk borom kër tam
so ñu ngi ko ñaanal yàlla mu xare ko àjjana ngeen baal ma olof itam olof Brikama Abdullah so ngeen baal ma tuuti la waaye ñu ngi try Aziz bul ree nag maa ngi leen non jërëjëf Mr President ma jël rek xam naa ne dama waxoon ne lii duma ci laaj ci ay question sax waaye am lu ma bëgg la laaj la tuuti comme que lii xew na ñëpp a ngi ko celebrate man dama naan ne celebrate nañ ko bu baax a baax sax parce que jox nañ ko médaille du ci Afrique rek waaye jox nañ ko médaille sax out of Africa téye na trophy yu mu war a téye na yëpp now where do we go from here lan la ñoo expect pour gis yow mi nekk the president of GFFA bëgg nañoo gis an exemple gis nañ naka la ko state final bu mu am gis nañ ko waaye lan la ñoo expect pour gis pour moom loo xam ne dina nekk looy fàtte lu nit di fàtte la ko for the rest of our life because tey lii du pour ñun moom def na fi li moo def bàyyi na fi legacy liggéey na legacy am bàyyi na fi lim fi war a bàyyi waaye suñ doom yi suñ sët yi war nañoo xam lan la def ci àddina lan la def ci football kon lan la ñoo expect pour gis after lii ndax dinañ ñëwaat toogaat fii 1 year celebrate waa kon yi because lii dafa war a nekk lu nga xam ne dafa war a continuer parce que Gambien ñu loolu lañ laaj we live for the moment we forget su bu jeexee dañ dee fàtte léegi di la laaj yow lan la ñoo gis after. That's a very good question. am nga affaire bi moom kon am nañ ku nekk am na ci rôle. ñun Gambia Football Federation sant na yàlla better late than never. Geneva bi parce que lañ ko honor. It's the first ever Gambia Football Awards and Recognition Night. For the first time ñu xale la bi ñoo form GFA ak GFF ñun fekk doon waaye loolu lu nekk ndogal yàlla moo ñu ko tombeloo ñun mu nekk suñu time te yàlla def ñu tam ñu expedite ko ba moom mu fekkee ko moom moom dem si yàlla Alaaji Ubi Konaté ñu am wax jox ne leen ko recognize leen te loolu su nekkee yàlla at the same time unveil currently comme nu nga ko waxee rek ñëpp déggoon nañ ko am na boo xam ne am na facilité boo xam ne ñu ngi ko construct fu mu nekk ni te boobu ci moom lañ ko tuddee te boobu yàlla def na fekkee na boobu fekkee na teranga boobu it could have been more ñëpp lu ñoo wax mooy affaire anything bigger du ma ko waxee the state has a bigger because ñun fédération bi ak football yëpp ci biir nguur bi la nekk te the state has bigger role to play ñu ñëpp we are all advocating for our main the main football infrastructure sports infrastructure in this country mooy Independence Stadium boobu lay amangum ñu yëpp GFF bokk nañ ci xam ne ñu ngi advocate nga xam ñu rename ko after him moo nekk a lifetime recognition of what he has achieved for this country. In addition to that amoon na many other facilities amoon na ay koñ streets avenues drives boo xam ne could be named after him waaye nga xam ne ñoom we are going to be part of the advocacy for that to happen waaye nga those are beyond our distance. Notwithstanding, comme nga ñun door nañ this is the first time ñu ngi am sun awards night, it's going to be an annual one dañ ko door te su neexee yàlla am na côté yi toog ni ñu ma jaakaar ñu yëpp dañ am seen bés si dañ first time la ñu nañ ko door si mu jël benn ñoom ñam ne old ones yi am ne jaar nañ ñu recognize waaye su neexee yàlla ñoom it dañ ci am seen bés su neexee yàlla du ko defaa nekk awards night te loolu su neexee yàlla moom am na whatever the case may be diri moom duñ ko fàtte moom and this what li ñu defangum is just the beginning dañ ko look at it anything possible boo xam ne we can have his legacy live on boobu nañ at the level of football federation or ak si boori nguur bi te nañ bokk ci xam ne advocacy needs be a preso group so that we instigate at the government's mind to consider making not only the stadium but many other areas. They're gonna amna fu judo perseverance, for example. It's just one of the numade diga. The woman caught my eyes. I thought it's going to be one of the most formidable one. Do rek amna team mungam care fitam old Joshua because we have to do it and we have to do it radically. We have to do it and have to do it. And it's an eye opener for all of us who are in leadership positions. Then you have to start honoring and recognizing our great people whilst they are alive so that they can partake in the celebration before they leave. As I said in an earlier interview, we are all culprits, but it's an
we're going to rectify that as soon as possible, inshallah. Thank you very much. Thank you. Sawa rafet na. Wow. Sawa rafet na Mr. Boy. Ibrahima Diawo kon ñu bàyyi la yow nga dugg foofu. yow moom xam naa yaa ngi xiif bu bugg a dee. waaw man sax man dama bëggoon a dugg rek bàyyi suma oncle yee koto yi man tam ma wax lu gàtta rek gërëm honorable ci li mu wax noonu ne loolu la gaa yi xalaat pour defal ko biiri ñu kontaan bu baax a baax biiri man du ma wax sax ci wàlli carrière in terms of football dëgg la xale lañ woon dañ ko daan seetaani box ba stadium waaye dëkkandoor lañ woon ak moom ma part of my life ma def ko perseverance suma kër yaay ma xam ko foofu noonu xam ko ci wàlli politics mu am loo xamante ne am nañu ko fi wax muy honorable foog naa moo ko doon wax diine gim am loolu ma bëgg ko seede bëgg a seede ci wàlli dëkkandoor yaa ci moom ak ni ma gis ne noonu la meloon ci doonoon community leader tam biiri dañ dëkka perseverance moom mu ngi jógee Old Perseverance fa la seen kër family sax nekka gannaaw bi ñu jógee kër Jarga Njaay kër Johnson ni Perseverance ak niñ ko waxee te ak Sam Jack ma dëkka Old Perseverance nekka fa xam ko foofu noonu tam mu nekkoon ko xamante ne biiri xalel sax daf ko daan taxawloo despite the status soo tasee moom boo ne oncle biiri rek dina taxaw reetaan waxtaan wàccee boppam mu nekkoon loo xamante daal mu nekkoon mbir moo xamante ne lu ma marqué woon ci moom la ndik da ngaa gis nit koo xamante ne demoon na ba toll ci fi biiri toll waaye célébrité yi dugga ci xelam ba mu jël boppam teg boppam ci foo xamante ne mun naa am ne moo ëpp nit ñi fi nga xamante ne fa lañ ko teg waaye loolu dalutoon oncle biiri mu nekkoon ko xam ne ku wàccee boppam la koo xamante ne daan jaxasoo nit ñi ci koñ bi la oncle biiri këram du daan tëj ni ngaa gisee nit ñi di dugga di génna loolu mu nekkoon loo xamante ne lu ma marqué ci moom la fajar bu jot saa yu ma génnaan pour dem julli ji di nga tasee oncle biiri mu ngi génn ci jàkka ji wala oncle biiri mu ngi after fajar mu ngi téye kurus di wóor di wirda lii nekkoon loo xamante ne lu ma marqué ci moom la tam bi ñoo nekk Banjul Youth Organisation Bayo I was the secretary general at the time mu nekkoon ko xamante ne dañ daan rely on moom in terms of technical advice am mooy organise nawetaan si in Banjul léegi-léeg Banjul ñëpp xam naa ne footballers yu mag yi nekk fii xam nañ naka la Banjul dee lentee ci wàlli sports ak problème see yooyu waaye biiri daf daan offer executive bi technical support and advice saa yuñ demaan bañ am problème dañoo dem kër oncle biiri wala ñu ekkati téléphone call ko te saa yuñ demaan moom ak oncle EO bi nekkoon nañ ñoo xamante ne ak Ibu Ndour tam nekkoon nañ ñoo xamante ne wax dëggaane yàlla loolu defal nañ ko bàyyo du benn yoon du ñaari yoon di ñu jox advice di ñu jox support ak yeneen yoo xamante ne jàpp nañ ko ci wàlli football biir Banjul bi moo nekkam deputy mayor in Banjul tam nekkoon na koo xamante ne ku ibi buntaam la biiri haadan open door policy at Banjul City Council ñëpp xam nañ ne Banjul moo nekk di municipal council pour Banjulians waaye moom kenn la woon koo xamante ne mun ngaa wax ne si establishment boobu nga xamante ne saa yoo demande boo fa fekkut oncle biiri boo fa bàyyi message sax bu ñëwee dina la contact loolu mu nekk loo xamante ne lu ñu marqué la looloy wane ne biiri fi nga xamante ne foofu la toll woon ci wàlli sport ak li ñoo dégg ne moom la biiri liggéeyal donte xale lañ woon moom la def ci football internationally def ko pour Gambia loolu daf laa won ne li ko may yëpp wàccee boppam bokk na ci bugga mbokka bokk na ci fonka njaboot bokk na ci ak it nit koo xamante ne dafa nekkoon koo xamante ne ku fonkoon ne man doomi Gambia laa te gisuma woon dara lu dul réewi Gambia ak naka laay réesee status si Gambia loolu la biiri dunda moom la biiri dunda ba jógee fi kon ñu ngi ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ma emagu foofu Fatma xam naa ne ñu ndogu di wut waaw ma bàyyi ñeneen ñu duga amiin yéen mi ngeen xam da ngeen or yéen Aziz Koor rek laa fee téye right now waaw baax na mu ngo jërëjëf oncle Aziz mun naa toog ak oncle Abdou ñu ngi laa nuyu jërëjëf waay Ibrahima laay koli nag laay koli waaw may leen ma moo foofu su fekkee da ngeen war a dog ma bàyyi ngeen génn ngeen dem dog waaye Aziz yow naa la tey yaa ngi Amérique sa time jotangut xam naa léegi maa ngi amee audio yu bari yu ñu war a play so su ko defee dinaa bàyyi ngeen dem dog soo leen dellusiwaatee ñu doog mun nga continuer waxtaan bi ku fekkee ku war a am parce que Ibrahima fi nekk nii yaa ngi reet nit ku ñuul bu reet nga def fi nekk waaw
Fatoumata xaaral ñu dem ndogu ji man nga ne ma ne ndax mun naa wax xaaral ñu dem ndogu ji ñëwaat comme ça kii ku bëgg a dem ndogu rek waaw because comme que kenn isulu ñu ndogu kañ xaaral ñu dem ndogu ji ma gërëm leen yaa ñi nekk foofu ñëpp waaw di bëgg a wax tuuti rek about Biri waaye xëy na bala ngaa wax about Biri ñu ngi wax munam ak ni ko ñi xamee so far man Biri xam naa ko bi ma nekkee xaleel mooy ne mu ngi bokkoon Blaisane ak ñoom Pajeng dama noon di toog ay ataaya maa leen a dem di jëndali këri ñaka di dégg waxtaanam di ko xool su gaay amee seen challenge maa gis le samedi au dimanche dama leen di fulu di gis ni moo play football from there si la very close to Biri ba gën koo xam bu baax mu nekk loo xam ne suma reeni xool la su bi ñu demee Denmark noonu bi 1901 dama noon de ànda suy delluwaat dama am make sure ne dinaa ko fulu dama am fu gunge ji ko airport dama noon de ànda leen Pindo xaritam la woon brother Oko Dramé ku xam Biri bu baax la so da nga gis ne when coming back home suñ ko gungee ba dellu si waat ñuy dellu si waat Banjul kooku daf ma dee wax a lot about Biri loo xam ne lii lu ma kontaan loola a lot li ma bëgg a wax it seems ne Ike wax na little about it so xëy na man li ma wax rek mooy ne dañ am ñoo xam ne ñii ñun Gambian si dañ am pour bàyyi leen xel dañ am pour fonka leen dañ am pour respect leen nit ku amut aada nag o nit koo xam ne fii lu da nga am complexe comme lii moo rek moo ñoo daal laaj bu mel nii moo ñoo daal because ñun man xam naa ne Biri dafa great Biri ku mag la woon ku mun a football ba pare dañ amati ñeneen ñoo xam ne tam ñu ngi def lu bari loo xam ne luy njëriñ dëkk bi la ak nu mun a mel du ma ko fàttee ma njëkkaa tagaagum ku mel ni Late Matar Sarr koo xam ne gis na ne Biri dafa am xam-xam Biri dafa mun a football for that reason moom dina contribute a lot pour make sure ne dina dugga biir Angleterre waaye it's a pity ne Angale yi munuñ football xamuñ dara they are selfish ñu selfish nga gis loolu for that reason Biri amul fa xam nga moo tax laasul long foofu ñu jógee fa ak ñeneen ñi nga xam ne ñii dañ contribute a lot su concerné football yi Gambia late Ousseynou Ndiaye Fisco ñoom Omar Sy ñi nga xam ne ñii ñëpp contribué ba pare ma war a toogati di xalaatati dem keneen koo xam ne contribute na a lot muy Remi Allen soo tegee tey ma ne maa ngi di player starlight Remi Allen la Remi téye na boy si since bi nekk bi xale yi nekkee 11 years or 12 years yëkkati leen ba nga xam ne den national side bi tey su ñoo play da nga faa génnee almost 12 players yoo xam ne ñëpp starlight lañ jógee or 11 ak nu mun a mel so ñu mel ñu ñëpp dañ am pour fàttaliku leen ñu bàyyi leen xel Gambia général mooy ne su ma ko waxee du ma ko base rek si football naa ko base si other side bi ne ñun suñu aadal sax dañ koo fentoo ñun dañ fa am Jaliba Kuyate dañ fa am Super Eagles dañ fa am Gelawaar dañ am ñi nga xam ne ñii dañ am pour fonka leen Oslo lii lañ dee gis Oslo dañoo bàyyi xel ñi nga xam ne ñii ñooy yëkkati suñu réew mi sa kaw mooy ne at least nañ ne ñii mun nañ dara xam nañ dara so for a reason lu tax ñun duñ contribute pour wane suñ culture lu tax ñun duñ contribute pour ne ki daa football ci biir dëkk bi duñ ko try pour promote ko mooy ne Sylvia soo bàyyi xel xale yu ndaw yi nga gis ni ñuy daw ñëpp nekk si parc bi Biri di play football ñu judooguñ waaye kenn ku si nekk yaa ngi téye kayit pour ñëw pour mentionné Biri na la sign sa kayit boobu ñun li lay woon di reason ba nga xam ne ñu ne Oslo ñun dinañ work very hard pour make sure ne Biri nañ ko isi waaye ñun Biri suñ ko isi ñu ngi fas yéene ne ku mel ni Ousseynou Ndiaye Super Eagles la woon ku mel ni Laye Ngom Gelawaar la woon ba pare ku mel ni Baye Jangha bokka si ba pare ñu ne Kanale naa baak ñu ne leen Keba Tiru na leen baak ba pare boole si Jaliba Kuyate so lii mooy ñi nga xam ne ñun dañ am pour continuer di si bàyyi suñ xel ñun dañ am pour continuer di ko xam ne kii defal na réew mi dara ñu yëkkati ko teg ko si kaw ñun dañ am pour respect ñi yu bari xew na waaye is a pity dafa tout sax pour mu war a xew ubbi na gémmiñam ba wax ne dafa ñëw football sax ñoo ko du duga ñun toog nañ fi nga xamee ne ni Sylvia taga nañ ko yëkkati ko sa kaw àdduna si yëpp xam ko Gambia was there very late Gambia dañ ñëw very late Laye Jaw war a toog pour make sure ne Biri liñ ko wax biir Spain moom dina ko play pour ñi gis ko ñun after loolu ten si la Gambia door a toog ne ñu ko promote di ko yëkkati o di ko celebrate o yu demee noonu yii moom laay wax ne this is very serious it's a pity maa ngi dégg ne am na lot of players yoo xam ne home seen nit si sax munuñ ko dañ niw doole
defar nañ réew mi lu bari waaye ku dimbale leen sax they don't do it actually ñu try ñu seet léegi ñun li ñoo def mooy ne lu mu bon EK or anyone Mr. Lamin Bayo mu ngaa toog ne man dama fii ne kii defar na réew mi dara lu baax liñ defar réew mi nañ seet naka la ñoo def pour mun koo dimbale lan la ñoo seet pour mun a seet ne ok ñun naka lañ koo dimbale boy si fa nekk fële boy si nekk home players lañ o lan la ñoo def dañoo def fundraising party o dañoo def lu mun a doon loo xam ne at least dinañ teg dara seen loxo dinañ encourage xale yi you know so these are the things yi nga xam ne man foog naa ne ñu day am pour try pour def loolu suñ boppa bi ñu day am pour try pour work very hard Oslo loolu caaxaanewuñ ko Oslo they work very hard ñi ma la wax ni team tour yi ma la wax nii ñëpp Oslo work nañ very hard pour make sure ne isi nañ leen isi wuñ leen just only da dañ bëgg a reach non dañ leen isi pour make sure ne ñii ay Gambians lañ dinañ proud ay Gambians lañ dinañ yéeg seen boppa ñii encouragement la di ko wax nag si biiri dafa mënoon football wala ngaa enjoy ne biiri mun naa football ñu ne tey biiri nga player real tey biire nga player arrange o yu demee noonu biire overseas ba nekkoon ko biire nga player starlight di nga gis xam-xam yi biir yi Fatoumata I wish ne time boobu xale nga woon waaye I wish ne yaa ngi woon si stadium bi expérience nga mun a xam kanaa biire ëpp mun koo gis ak ñun ni ñoo takkule biir yi ak ni ñu biir yi def ak ni ñoo rombee kii koota xam-xam yi biir bi koota xam-xam yi biir yi yëpp leen ko téye ñun koota bi leen téye ñun fellow Gambians yi play football koota xam-xam yi biir bi moom lañ desee moom lañ try pour share pour make sure ne liñ mun yëpp dinañ ko def laaja boy koor try nañ liñ mun de Starlight do a lot ñoom biir cik nañ ko ka ñoom ndeysaan léegi Ida Karaka Sukuro waaye du suñ borom moo ñu daxa football dama kontaan trop Fatoumata li nga wax ni li nga organise ni which is very nice waxuma ko pour kenn mu feel sorry waaye buñ warate toog ba gis ne am na certain ñoo xam ne ñii dañ leen war a dimbale lu leen nañ try ñu continuer ñun liñ am lu baax la we was very proud bi Super Eagles nekkoon Super Eagles he decided to change ñëw tudda Famboni mooy ne danga dem nga ne léegi suma culture laay play suma aada waaye ñun fellow Gambians si lu leen téye fulis loo ko ñàkkaloo ko fayda ba nga xam ne ñun suñ aada sax mënuñ koo am please kontaan naa trop sa invitation bi am daaw li ma gën a doon ma dellu si waat waaye am daaw dafa am lot of things ma bëggoon a def you know so lii la waaye kontaan naa trop Oslo they are here mun a di waaw so kon jërëjëf Aziz laaj waaw thank you very much boy maa ngi nii de ndaxam dew ma de waaye Ike wax na koto yow tamit beneen legend nga right thank you yow tamit beneen legend nga Ike from Black Summer waaw boy yéen moom macha allah génn very early pour ñëw so Lamin nga nuyu ma Staya ka nuyu ma Fay boy yow dañ la gis de so kon jërëjëf yéen ñu fa nekk lay dina la call defa loolu waaye nga foog rek nga continuer seetaan bi parce que am na yeneen yu exciting yu ñëw si ron ñi nga xam ne ñu ngi Gambie foog ñu play seen vidéo waaw wéetu Oslo wéetuñ fi Mr kii mu fi Ike mu fi ba léegi suma oncle la moom dama ko kii ba maa ko waa maa ngi de waaw kon jërëjëf man dama bëgg a tooñee naka booy koorang si biir di tooga am nañ fi chef buy tooga so si tako si mu ngi jéem a jël Fatoumata bàyyi suma bëgg waay dafa am lu ma def duma ko wax fii tey am lu ma def non waaye Souleymane Bonsoiré welcome gis naa Ben dugga si na léegi moom tamit welcome ko si biir kër bi Ben thank you very much for joining us appreciate nañ ko torop ñu bàyyi la nga nuyu rek su ko defee ma dem si boy koor mu wax tuuti del si wax ci assalamu alaikum Fatoumata at all the panelists suma koto yi at suma brothers yu fa nekk at suma raka yi Fatoumata thank you very much for initiative bi and pour jox ma this privilege pour ñëw on this platform with ñoo xam ne tey ñoom tam mun nañ leen a legends on their own right waaye tey the biggest legends lañ taxaw pour celebrate and thank you very much for this good initiative and xam naa ne si kanamee tuuti naa dugga pour toppa si tànka yoo xam ne ñoo fa nekk waaye naa leen wax times yoo xam ne laay gu ma woon biiri
at times yoo xam ne like naa biiri ndig saa yu Bakaw tasee biir Banjul rek biiri moom waa Bakaw duñ ko dee buggat ba that day waaye nag bés bu mu taxawee ne Gambia ñooy play rek biiri suñ biiri la waaye nag su play against Bakaw moom duñ nekk suñ biiri foofu nga ko laay wutee Bakaw bi jàmm loolu understand nañ ko garaawul ni la mooy laay ko li wax na ko mu ne neexul ba neexul nañ wax dëgg bi rek moom moo ñu daaxa football so moom ni la naan def rek romb leen nga dëgg la Mr. Kor Senior ñëwaal man nga bëgg ma ñëw ca waxal waaw moom lekka bi suñ chef mooy suñ chef Ige foog ma def suma TV balaa maa ñëw sama nga ne waaw aleykum salaam kontaan naa trop pour li ngeen ma boole ci plateau bii nii et kontaan bi ma kontaan nga bokka li ma ci mën a wax bari na lool parce que li ma dégg fii ay suma koto suma raka suma àndandoor ñun ñoo fi nekk di wax li ñu xam ci nit koo xam ne mun nañu wax lu bari ci moom te li ñu wax ci moom du gaaw a dañ wax ba taay waaye duñ musa jeex man su ma ko waxee man dama daan di football waaye foo naa ne Ike mun naa sedd loolu man ci very few player boo xam ne la players yi Gambie ñëpp ma rus biiri daf ma daan rus because dang daan rus moo tax waaw dang daan rus moo tax ñëpp di la rus waaw so biiri daf ma dee rus daf ma rus du dee wax man sax wax ju bari all the time because the time biñ nekkee fii bim ñëwee fii second time bi moo play Denmark fii dañ daan di waxtaan lu bari waaye suñu waxtaan ci biir néeg bi léegi-léeg su football dañoo waxtaan mu jeex def na fi lu bari fii Denmark fii loo xam ne bete dene si ñu ngi koo wax man last year dama la ci benn office ma demoon meeting last year fii Copenhagen fii 2019 ma dugg ci office bi fi ma toog di waxtaan waa ñi ma ne ko Gambien la mu ne mën a xam nga biiri dat biiri moo tax ke rek li ma demoon ci uti ci office bi dafa yomba man de because waa ji xam na biiri this was in 2019 last year bi mu nekkee fii suñ nekkee 1980 bi ko Dennis yi approché first time pour mu naturalize nekk Dennis pour play ci national team bi after loolu man la njëkk a ñëw waxal fii Copenhagen ñu nekk fi ma mu ne ma booy suma passeport bi dama ko fonka man Gambia moom laa gis ci lu nekk Gambia bi ma gis soo du ma mun a dem ne maa ngaa dem ne because of bugg a nekk Dennis rek ne maa ngi nekk fi ne maa ngi fee playal Denmark or something du musa am booy xam nga loolu dafa nekk lu neex ci xolam nekkoon lu ma neex man dum ko waxee maa ngi dégg ci benn biir audio bu yàggut mu ngi koo wax mu ne moom dara jënu ko ñor daan passeport yi Gambia bi mu waxee loolu dama ko dégg ma kontaan ma xam naa fi mu doon waxee fi mu génnaan because fi ma dëkk woon Copenhagen that time ci speech office bi speech house bi building bu mag la nit ñu bare faa liggéey suñu jógee suñu néeg di dem dañoo jaar ci saal bi ci office ci sales office bi la ñoo jaar tubaab yëpp ay jóg taxaw di yóndu di seet kanaay biiri Abdul Koor dafa am gan kana ko seet si biiri loolu rek dafa nekkoon lu am solo lu mag a mag ñoo dox ci mbedd mi ci walking street bi everybody because booba doo daan kaaw a gis nit ku ñuul ko xam ne popula na ci dëkk bi fii comme man ko wax bu yàggut nii ñaari nit rek lañ xamoon fii ñu popula Copenhagen Denmark fii biiri kenn la woon football keneen ki ñu ngi ko doon ooye Ayub Kalule boxa la woon naa keneen la jógee woon ko somewhere waaye suñ demee ci walking street bi dox ku nekk da ngaa gis ku romba rek gis ne biir la taxawaat gis ko seet nag moom la dangaa ngi kontaan nga ànd ak moom ci yooyu man dama lokki woon pour may spend time ak moom ñuy waxtaan te ba moo delluwaat fam daan play Hafolio su dellooyee ñu nekk di communiquer time boobu xam nga mobile phone amul
téléphone la hello yang ma dégala those days ay njaay man njaay laa ko di ooye very rare ma ooye ko biir njaay laa ko di ooye njaay te pare nga gis ne luckily mu ñëw nekk suma goro suma jabar jarbaatam la ñu nekk ci loolu moom it mu ñëw takka suma doom mooy aawom bi mooy seetam bi astafirullah so moo léegi suñu tesee ma ma ne goro su ma ne goro ma ne ko goro yene mu ne ma goro ma nit ma ne ko goro laara paat bi loolu lañ doon di oyante jaama rek laa musa am ak moom musuma fàttale ko fu ñu amee coow biiru du coow sax parce que ci football field bi meram yëpp football la gis ne ku mel ni Iki dina ko ñaawal ci field bi ku mel ni Bill Badji dina ko ñaawal ci field bi ku mel ni Maale su nekkee ci field bi not wax ba pare ku mel ni léegi Dakar waaye su game bi jeexee ba ñëw néegam ci first 5 minutes yi dina ras xam nga rek yaa ma def loo xam ne neexuma mu wax ko mu jeex raka xam nga li ma def tey neexuma xam nga su la jeekoo nag moom dafa mënoon a ñaawle su la jeekoo dina la raka tey conco bi te jox naa la ko xam nga dina la wax su ko jeekoo moom laaj ko woon dafa lu am mun na koo mee ndeysaan am na benn di pour du ma ko fàttali ñu ànda xaw ma ma nit ban façon ñi seetaane xaw ma mooma ndax ma yóbbu ko night club gis ko xaw ko xeetu mu ñëw seet si ma benn ci wik si ma ne ko mag tey rek ñoo dem town booy ma ne ko mag dinañ dem doxante ji rus na maa wax déedéet rus na maa ne ma déedéet booy déet ma ne nii déedéet ma ne ba ma ko ne ko mag tey rek ñoo dem Soul City ko place de Soul City la tur ñu di ko ci club bi mu gis daal ne daal club bi nit ñi fa nekk ak moom ni mu ne dafa uti mu gis mu ne ma booy ma ne ko nag mu ne ma nañ ñibbi bu wurus bi jeex na mu ne ma nañ ñibbi man fii du suma place man biiri njaay fii du suma place ñu ne ma ko wax mu génn mu ne ma yaa ma njëkk a dugal ngay club Denmark man rek ma dem na club loolu la ne rus ki ma rusoon moo taxoon mu wax waaw waaye di ëllëg bi de xam naa rek ne dafa waaw because of rusoon na ma wax ne non te man xam na ne dama ko ne maa jéem a doxantu yi nañ ànd ak together te buutoon na toog hôtel bi moom kenn baax na lu mu amee mun na ko maye soo ñëw ko sa problème dina ko solve te du ko wax kenn moom type boobu noonu la na ko yàlla amiin trop ci li président wax Kaba ba pare gis naa gaa yaa ngi comment ñu mel ni ñoom Ibou Faye ak ñooñu ñëpp ñu ngi bindee ñoom tamit ñoom ñëpp ñu ngi wax ne nañ ko tuddee Independence Stadium moom dafa xalaat sax ne moom lañ defee big statue ci biti xam nga affaire bi moom waa ji luñ ko defar rek xeeb nañ ko waa correct am na lu fi bàyyi lu baree bare li mu fi bàyyi nag moom la ñoo jéem a seet rek continuer dafa nekk continuité ñu continuer di dem ak moom bés suñ fi yàlla defee ba ñoo tudd dañ ko tuddee stadium bi ñu ootee ñun ñëpp ñu dem àndandoor yi ak yooyu so loolu la àndaal lu ma ci mun a daal alhamdulillah laay ko li wax na lu am solo waaye li mu wax sax moom macha allah parce que xam nga laay dafa xam lu bari leen rek la xam ne benn match boo xam ne bii ko ma baalal na ma ko ba tey because they don't play Ports la woon ak Walidan first half Moscow hat-trick mu mer mu yóbbu mu ne moo man biiri njaay musuma fàttali ko fu ma play benn nit ko ma tiri góor ci first half musuta am boobu mu nga mer yi kee du ma bëgg a jeexal because yi kee xam nga yaa ngi fàttali ko dañ ma joxoon benn half back foofu laa em waaw non emal foofu em naa fa so Moscow ñetti ko so mu foofu la daanoo
gis naa ne coach Samba Diaw dugg si na coach thank you very much dama ne yoon bi tey bu amee rek Bobu la daanoo. waaw jeex na sax jeex na dama ne yoon bi tey bu amee ba ñun ñëpp ñu toog fii tey di célébrer ku mel ni biiri biiri dama ne ki tax mu am tey dama naa ne coach Samba Diaw la ak ma Tidiane Massaly Cissé parce que ne xalaat bii tey ma ko amee dama leen kool ba ma leen koole ne leen lii dee laa bëgg a def ñu ne ma rafetlu nañ ko kenn wéeduwut ma ci kenn wut ma ne déedéet bàyyil nii ak nii ak nii déedéet sis wax digga ne yàlla ñu jox ma téléphone numbers jox ma nataal jox ma ay vidéo jox ma lu bëree bari Johnny B was very hard for me because am na ñoo xam ne call naa leen emotional joy nañ am na ñu nga xam ne call naa leen wax nañ seen frustration ci football am na ñu nga xam ne call naa leen ñu won ma ne da nga tuuti rek waaye sa papa am na lu mu contribution si walidaat xam nga am na lu nga xam ne xamal nañ ma ko loo xam ne xaw ma ko woon sax ci moom xaw ma ko ci football kon nag nuyu naa la coach di la wax ne jërëjëf yéena la fi yàlla yàggal di la ñaanal bu baax a baax famille parce que bu du toon ne yow foog naa ne duma am fit bi pour toog fii tey yow yaa Tidiane Massaly Cissé di jël de occasion nag pour ne Tidiane Massaly Cissé nekku fi tey parce que yaayam moo gaañu 2 days ago ñu ngi koy jàllee Miss Chapman moom ku nekkaa ko xam di ñaan yal na yàlla def suuf seede si koom di ko xaare àjjana te ñu koy ñu loolu moo fi teree nekk tey Tidiane Massaly Cissé jërëjëf coach yow dugga si nga ñu bàyyi la nga nuyoo su ko defee nag dem si benn ñu continuer waxtaan because lii dina foog naa ne dinañ fi toogaat another 1 hour parce que waaw well jërëjëf Fatoumata Rahman Koka di la gërëm ci programme bii nii and di nuyu superstars yi nga xam ne ñoo nekk fii tey maa si IK gi pour déglu rek 1980 commentary bi Gambia versus Sénégal IK si suñ digga bi foofu noonu Boycor, one of the best strikers you Gambia Musa produce. Nyom Koli, of course, Aziz Kor, who I believe is the most talented Gambian footballer ever. In fact, Sudan is in Africa. Damale Kole, Damale Ninjas, Numanini, Ronaldinho, Manisna, Aziz Kor, Pare. Why, the New Yip, and then the Jale Yip Tam, Kinga Hamne, Momlet Boka Biri. Why, the Pare Put celebrate life. And Magno Jaglunak. Alia di nuyu ñoom Kaba Bajo ñoom Diawo ñoom suma sëriñ Niass ñoom Ben ak everybody ñu nekk fii nii and hopefully we'll continue to have a very great conversation jërëjëf Fatou Rahman jërëjëf kontaan naa ci loolu Ben yow dugg si nga fekk na am na ñoo xam ne jotoon nañoo wax yow ñu bàyyi la nga wax tuuti su ko koy delluwaat si coach mu wax ñu ñëwaat ci IK ma daal di play nag yenn videos because am nañu seen audios comme ni ma ko waxee rek Fatou Mata jërëjëf am naa lu ma wax rek dama delluwaat si loo xam ne fii wax nañ ko waaye dinaa joxe perspective of koo xam ne tam tey ñu bari teewoon nañ fi ne ñoom dañ football moom wala dañ dëkkaa moom Banjul dañ dundaa moom foofu waaye perspective wane biiri kum doon ñëpp xam nañ international repetition am gis nañ ko Seville gis dégg nañ ko Denmark ak àddina abu fuñ ko déewut waaye am na beneen biiri boo xam ne tam foog nga jege ko nga xam ko te am na ñoo xam ne jege nañ ko in different ways am na ñoo xam ne gis nañ ko in different ways moo tax tey it's good ne tam ñu jox opportunity pour ñeneen ñi tam wax biiri buñ xam biiri nekk na biiri boo xam ne la fa bari dimensions yoo ko xoolee nit soo déggee tur bi ak nu màggee ak nga mit ko dangaa ne déedéet xanaa du kii ndig bala ma koo wax mooy ne I can remember nekk xalal suñ ne dañoo dem Gambia 11 mu ngi play I tell you ne kenn taxut ñuy dem gannaaw biir dangaa gis ne ñun goalkeeper yi ñun ñu na saxoon ba nekk goalkeeper sax biir dañoo nekk biir ku nekk bugga ngaa nekk biir that's how much the biir yi amul effect man benn ma daaj ñu na sax benn ma daaj sax right now I'm sure he's happy where he is this was in the early 70s nga war a so sula time boobu soo xamee boy combo su waree dem seetaani football Banjul struggle bu mu nee doon xam nga di nga nekk foofu di uplift di egg troxy di dox di def lu nekk I mean dem seetaani Gambia 11 time boobu suba nga dee jóg ba pare da ngaa dem ba ex da ngaa ñëw ba ex bunti Banjul nag nga doon di maneuver nag ndax boy Banjul nii duñ la gis xam nga ñu ngi am perception benn xam nga suñ la gisee boy Banjul nii nii lañ mel xam nga all those rivalry yëpp mu ngi on xam nga waaye su football bi ne ñëpp a dee fàtte
ñëpp a dee fàtte na biiri coow bi yëpp biiri ñëpp daal biiri laal bool Fatmata I'll tell you ne in fact man notice naa ne in fact ñu doon player biiri dañ dee seetaan biir da ngaa player biiri waaye dañ ko dee seetaan that effect la biiri amoon dafa mel ni ñëpp biiri la ñoo seetaan Fatmata dañ fa dee nekk su football bi suy bala moo ràcc rek doo dañ di xalaat naka la ñoo génnee baa ñun ñibbi xam nga boobu benn xusul la waaye taxul suñ ne waat Gambia 11 ñu ngi play biiri moo tax ñuy dem ba football ñëw di nekkee si stadium loolu lu mu wone mooy ne biiri dafa am effect on Gambians all over waaye xam nga beneen effect bu biiri am mooy di ambassador biiri is ñun dem nañ Liberia during the war you be surprised nga defeen nit di wax yow di la laaj biiri at very time boo xam ne doo xalaat nit di wax football sax yow xalaatul solo biiri sax waaye what di break the ice mooy wax nga ne Gambian nga gis nañ di Gambian flag gis nañ di Gambian name luñ laa laaj biir and loolu ice breaker te su Gambia ni xamee loolu lum signify ama loolu mun naa save na life in it loolu génne na conflict loolu resolve na situation loolu yëpp because of tur bu baax boo xam ne def na ko because of performance talentam feeñ na feneen keneen gis ko ñu enjoy ko biiri in fact ñu doon against so suy play in a team sax te bëgguloo team bi win sax maa la wax ne di nga support biiri another example mooy jamono jooju doo télévision bariwul ñëpp commenting lañ leen déglu waaye da ngaa foog ne commentateur si sax dañ dee bàyyi da nga foog ne moom kenn mooy playal Gambie biiri di Gambie su bool bi ñëwul si biiri sax ñoom ñu ngi anticipate ne bool bi faa dem si biiri ku téye bool bi sax dañ koo fàtte ñu ngi wax ne biiri bool bi ñu ngi xalaat biiri at fu moo dem and that was admiration boo xam ne biiri daf ko am throughout tey ba si biiri la waaye Fatmata not ne Gambian si boppam ñun dañ sophisticated anything we have ever done ama Koto Laay wax na ko fi muy si music muy anything else soo ñëwee into boxing suñ la waxee Angleterre fii ñaata Gambian boxers ñoo fi nekkoon dara wala feneen ak feneen ak feneen waaye ma bàyyi ko foofu ñu egga fuñ ko wala célébrité bu baax Fatmata kaddu rafet na kontaan nañ torop te crack nga jokes nit ñi ree nañ te foog naa ne man bi ma xoolee nataalam yi gisuma benn nataal bu ma gis boo xam ne he didn't put a smile on his face wala reewul so I try to all right he is one man he was a happy man a man of principle I could see that in some of his interviews ne dafa am principle but he was a happy man kon coach ñu bàyyi la yow tamit nga sànni say kaddu foofu jërëjëf again biiri dafa transcend sports. He was bigger than sports. He transcended everything. Loo xam ne nii mun nga koo jël ne individual doo am foo ko dugal si place bi nga ko dugal. Of course, he used his talent to be able to achieve a lot in his life for his people and for himself. Waaye su fekkee check na sax Biri is a statesman. Sir Dawda was into politics. Foofu lañ ko xamee woon of course daf laan nekkoon a veterinarian la woon waaye Biri's contribution to the Gambia soo ko paree check I don't think ne am na anybody ku ko match and for a reason in that ne here is a guy gis naa Ike dooroon na di lament loolu ki nga xam ne ni at a very tender age he started playing for the national team at the age of 15 63 la njëkk a play he was born in 48 but when he started selling the Gambia nekk the ambassador of the Gambia loo xam ne ni it was not like he was appointed to do that paid a salary to do that no but he chose to be the genuine ambassador of a country at the time li nga xam ne ni the Gambia as we know it was in fact doubted by the people its viability was being doubted li lay tax nga am book enter the Gambia the birth of an improbable nation waxalulu baati kaw wax ko baati kaw then you have one spoken one time you were viable enough to in fact become a country on our own li lay taxoon the United Nations commission a study pour seen ndax Gambia dinañ mun a Sénégambia mun nañoo replicate Cameroon nga xam ne dañoo Gambia would be part of Sénégal ñuy laaka anglais ñuy laaka français noonu la ñu xeebee woon ne mënuñoo existence
Then you had a young man who was just 22 years old, went to England, like Ike said, Lai said, colleague. If it weren't for foolishness, he would have been the first African to play in the English League. Premier League, First division. So Pulwan Laregne, by being the first African to go to trials for Funono, he became a pace setter. Yes, sir. And that made everybody else who eventually left Africa and became like them trial for Funono, you were doing it on a path that was already created by Bire. Flying the Gambian. Then Mujogefa, he went to Denmark. Became the first African to play in the Danish League. You're talking about a period where even Africans, black people here in America, we are still struggling for recognition. Biri took his talents, together with the Gambian flag, went to Denmark, became the first African ever to play for Funono. Yes, sir. In the process, what he did, not only did he open the door for other Africans and blacks to come there, but he also gave respect to not only Africans but blacks in Denmark, because he was able to present an other image of Africans, of black people, forcing them to respect us with our talent and whatever anybody else, any other race can do, we can do. He went to Spain. At a time, Spain was under a dictatorship and became the first black to play for Seville. Took Seville from second division to first division. Again, flying the Gambian flag. But then in the process, something happened. And more than 42 years after he left Seville, he left in 1978. 42 years, nobody judo would want time. He was able to achieve something linga hamneni Edson Arantes de Nascimento Pelé munuko achieve. Maradona mu play Seville munuko achieve. Beckenbauer munuko achieve. Michael Jordan munuko achieve. No other sports person or personality munuko achieve lolu moy lan 42 years after he left Seville. Every home game that Seville plays, there is this name that they sing. A name that is supposedly strange to their ears because it's not Spanish. A name of somebody who came from a country that is the smallest country in Africa, mainland Africa. When he went to Spain, at Angleterre, our population was under 500,000 people. Yeah. Every time Seville plays, every time they play a home game, we're hearing Biri Biri. Biri Biri. Biri Biri. We saw Aitubab. Jël ko tek ekati ko tek ko sen bagay because celebrate like he is a god, and he did all this representing a country that was thought to be inviable to exist as a state on its own. So Modamane Biri transcends sports because so ko pare jël ci sports rek ne football rek yanko wani sax. Biri transcended all that. To me, Biri is arguably the greatest citizen that the Gambia had ever produced. Inshallah. Haral tuti. Because duñ buga nga sa wax bobu neexna te buga nañ nga jekkali mais mama play li rek pour céder. Ndeysaan. Waaye coach wax ji rafet na torop.
jërëjëf coach wallaay dañoo seede rek wallaay dañoo man de seede Ahmad xanaa dama karaas rek wax ne biiri mus na ma wax ne ma mu ne ma Spain soo fa demee mu ne ma soo amee ci ñëw ci immigration bi su la fa fekkee sax su téye sa loxo nañ la bàyyi nga dugal mu ne waaye coach mu ngi amoon match boo xam ne match biiri lu gis nga dafa amoon lu bari lañ daan def ci turam mu ne ma booy lu nekk lañ daan def ci suma tur simisi t-shirt loo xalaat match yëpp biiri xam nga loolu dafa nekk ci xol loolu was something loo xam ne macha allah maanaam man dama def bi tey ne dama lokki ne dinaa daan waxtaan ak moom one on one loolu moom booy dama bëgg a wax rek dama bëgg a wax coach ne ko daal waxtaan waxam bi rafet na lool torop ana lay definitely wax nga waxi góor wax nga waxi jàmbaar jërëjëf mag te nga wax ñun ñëpp xam nga Fatoumata bala ma rek ma comment tuuti rek xam nga Assis ma musuma player moom man dama ñëw be Norway ma dem Denmark ñu am cultural week ma dem di play football waaye Assis play ma moom Gambia fu ma woon la rek doole Assis because challenge match boobu ok dem nañ be play ñu ñoo am wan gaa ñoom tikki ko so as far as tikki nañ ko rek 1-1 la kon ñu ñoo am pour bin continuer moom waaye Assis sax ñu def jëf joo xam ne dañu jaabante dañu dawli ne di ma waay mag mu em ni xam nga musuma play moom dama mu ne rek doole bi ñu am rek xam nga di nga doole bi ñu am pour laa bëgg rek ñun ñëpp ñu nangu mooy doole boobu la Sekou Sarr amoon moom la doole boobu la Youssoufa Sy amoon doole boobu la Moussa Ndiaye amoon ñu ñoo téye woon digi Real bi doole boobu la Starline amoon waaye benn tey maa ngi wax ne ma ne laay ma ne boo waa Hawks laay ma ne laay yow doo waa Hawks du Hawks saleen den toroxal bu baax sax bu baax anga di ñëw xew waaw waaye ma bàyyi ngeen jekkali waaw li ma leen bëggoon a laaj rek mooy biiri tur boobu naka la ñëwee ndax xam ngeen ko biiri tur bi waaw tur bi nag ñu ko noonu di wax maa ngi dégg story moom si boppam mu ngi ko wax ina mooy ko xam na ko bu baax mu ne Quranic teacher bi ak ibnam bi moo ko sëriñam moo ko doon ooyee biiri benn la woon waaye Sénégal bi ñu demee play yi mu ne ñu bind ci kayit yi biiri ba pare ñu ñëwaat bind ci beneen biiri mu nekk gars yi defoon na mu nekk biiri waaw non di comment match boobu dal vérité ndam gi nga fa def wax dëgg yàlla laa jaw yaa na ko yàlla fay amiin waay gentleman laa jaw ni mu la célébrité biiri non célébrité noonu biiri loolu la Gambia waroon a def loolu laay wax mistake bu buñ ko nangooti buñ ko nangooti mu am you know koo xam ne yàlla may na ko xam-xam koo xam ne kii da nga yëkkati tuwi réew mi kanam quite obvious nañ ko seen naka la ñoo supporté ko te lu loo ñu daal ñu ma toog di ko repeat over and over dama ko fekkee gis naa ko xam naa ko is a pity ñun dañoo delloo suñu boppa si li nga xam ne lii ñun am nañ ko mun nañ ko ok tey nañ ne woon exemple tey su Sylvia waxutoon dara about biiri kon das mi ne ñun lan nañ koo gisee dañ ko gisee ne xamul dara ku mel ni man di toog di wax about biiri man duma journaliste duma writer munuma binda waaye li ma wax duñ ko fonka ba pare aw ma xaalis balañ maa fonka sax ma am xaalis te nga ma nekk writer bu baax am xaalis dinañ ma xaalis waaye as far as maa ngi wax biiri te gisuñ dara suma poste fale wut ma nu leen daa delloo gannaaw so ñu mel ni moom laay Matar Sarr a ñeneen a Njaay Kuli Jaata yal na ko yàlla yërëm Ousseynou Njaay waaw ndeysaan ñu baax ñu ñii ñëpp dañ leen am pour seet naka lañ leen a mën a defar lan la ñoo mën a def ngay am writer koo xam ne mun naa write mu binda a lot about ñi nga xam ne ñii dafa nañ Gambia dara from childhood bi lu looy wax di reason da nga ne Oslo dinañ sax pour isi biiri mooy ne suñ doom yi dinañ leen xamal kanaay biiri xale yi dañoo dem si net bi rek créé ko gis ne waaye kii this man is great
lii yëpp la Gambia amoon lii mooy one the reason moo tax ñu ne biiri du ñëw moom kenn waaye dinañ ko boole Super Eagles nañ ko boole Jaliba Kuyate nañ ko boole Ifa Mbondi ba pare Keba tey seen gannaaw lii yëpp mooy one the reason ñu suñ kopp ne dañoo ñëw pour saboter anyone because boy see they are doing well nowadays at home music bi gaa yaa ngi ko tega very nice you know so nañ seet ñun lan lañoo def buñ am that complex buñ delloo suñ boppa gannaaw ku si nekk sa wërsëg la Youssou Ndour li moo play which is very nice bala laa play mbala mii la moom la xale yi ci ñoom waale ka ñi ñëpp di ku si nekk yaa see def sa wërsëg ñun Afro Manding lañ doon di play Afro Manding bi la xale yi jël di ko try pour développer di def a lot waaye lu lañ toog sax ne ñun li nga xam ne yaa ngi koo dégga sabar gi nga dégga séeru baa bi bu kaarabo bi nga ne ma loolu loo ko fecca loolu is a pity waaye loolu rus la waaye ok waaw laay jërëjëf laay President gis naa la yaa ngi ñëwaat Mr. President Lamin Kaba are you still there waaw xam naa dina ñëwaat jël na a little break parce que mu ngi fa gisoon naa ko fa woon fanaa léegi wax nañ lu bari daal so meeleel ma playal ñi nga xam ne tamit ñu ngi Gambie ñoom tam ñu gis ci seen boppa because seen nañ ay audio so mun naa am sax ki ma play si nekkul ku nekk Gambie because dama try rek randomly list bu gudda laa am fii so I'm just gonna play rek programme bi ma bugg a fàttali nit ñi faatu mooy keroog ba government bu ees bi décidé pour initiate Gambia's icon ndikoon tey xëy na li métit bi ñëpp am wala tey li xew tey ndikoon loolu dina ko doon safaraal parce que ebaloon nañ tànnoon nañ ñaari cameraman ak benn reporter from GRTS I can still remember reporter bi Lena Haidara la woon lawyer bi moom moo doon ñëw bañ waxee biiri daf leen ne leen xaaral ma jox leen suma raka téléphone number am ngeen wax ak moom loo leen d'accord naa ci ñu door projet boobu biiri xëy suba ne ma toom leena rek laa bëggoon nga defal ma dama la bëggoon a yóoni si Mr Lowe Dr Lowe University of the Gambia pour nga invite ko si sa projet bi parce que Dr Lowe amul benn Gambian bu ma ko gën a xam parce que Dr Lowe moo ma teeru woon sa Spain moo ma dalaloon si Spain waaye yàlla def projet boobu otuut si kan la woon sax si biiri la parce que dem nañ ba tollu foo xam ne gannaaw gi gis na si boppam parce que GRTS dañ ko doon jéem a puus foo xam ne biiri woon leen nag ne leen ba ma leen soxlee defu leen ko tey seen soxla mënut a taxaw ngeen maa yàkkamti Fatou mun naa dem on and on again si affaire yi biiri du jeex Fatou biiri li ma tëjee suma waxtaan ak yéen moom kooku Alaaji Konte la ya nitam la waaw vidéo bi war nañ di ka duga sax dugut mooy fi moo nuyoo yi ak fi moo waxee waaye xam naa boobu nag mooy li ma wax rek affaire si liste boo xam ne la jaxasoo na bi xamatuma sax fan laay jëlee so damaa jëlee di dugal because vidéo si dañ leen léegi alaaji xam na biiri bu baax a baax foofu parce que bi maa def suma research ñëw naa ba xam ne famille bi ba biiri gaañoo tànn nañ ci Alaaji Konte bokk na ci ki nga xam ne tànn nañ ko ne ko keroog si jumaa bi fi ñuy waxee bugga nañ fa nga wax fa gannaaw foofu ca bàmmeel ba bi ñuy suul bañ gasee pax ba moom bokk na ci ñu jugal ci biir pax bi ci keroog bi ñuy suul kon naxarlu na ko lool nag ne munu fee nekk parce que mu ngi try lu mun pour ñëw live waaye internet bi moo ko may moo tax mu ngi seen shot bi so vidéo si su jaxasoo yi maa ngi jégalu ngeen baalal ma waaye wane na tamit ne àdduna si ñëpp a ngi ñëw tey pour bugg a célébrer bi ak bugg a wax tey lu bari ci moom ma playaat yi beneen vidéo boo xam ne xam naa yéen nii déglu xam ngeen kan la fa naa asalaamaaleykum man la Alaaji Ñaan Fatoumata Kuuka moo ma kool di ma laaj mbiri biir yi ne ko lu ma kontaan pour wax si Biiri Njaay biiri sama mag ju baax la woon si óol wàlli daan biiri liñ def si football biir Banjul rëy na
biri dañ xamante woon ba nga xam ne su ma yuuxu xam naa li miin su ma ko yuuxu xam na li miin dañ déggoo woon trop mag ju yaatu mag ju baax man bi ma ñëwee waali daan sa fisco biri la ma jox di nekk naa moom di daanu di jóg biri dem na jóge fa dem Spain def fa ay toj yu ree biri tim buggee waa affaire am fii te biñ fi jógee ndeysaan ku ko waaye gis ngeen grañaan la grañaan Jens la Jens IK Jens la Jens waaw grañaan Jens waaw Jens alaaj ñaan la foofu di ngeen a gis ne sax mënut a jekkali vidéo bi koolaat na ma very emotional for him he is still grieving mu ngi still moon mënut a jekkali waaye explain na ma jooy na lu bari di ko gërëm di ko sant moom tamit te mu ngi feebar sax waaye bàyyi fexe na ba bàyyil ñu tuuti foofu noonu so ma playal waaw ma playal leen keneen rek parce que xam naa ne fi mu nekk nii moom dafa mel ni te lépp mu ñu bëgg a jaar ñu play rek ok dama indi keneen baala leen ma foofu rek Fatoumata asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo bi man la Aliou Diop di nuyu mbooloo bi yëpp di waxti affaire yi suñu mag bi biir yi Alaaji Njaay di waxti Ellis Media Platform bi di ko seen Fatoumata Kuka ma bugg a wax lu tuuti li ma xam ti Alaaji Njaay biir yi Alaaji Njaay biir yi suñu mag la suñu oncle la suñu koto la parce que Alaaji Biiri Njaay bi ma demee ci squad bi benn tey nekkaa moom foofu noonu daf ma téye comme ni ku mu bokkal ne ak bàyyi fu ñoo tukki maa moom la muy ma oo di ma aida di ma advice tukki naa moom bi ba taay nag jaaree fi te ku mel ni Alaaji Maale li ma xam si moom daal tombé na ñetti génération 1970 1980 1981 yëpp génération yu yëpp mu ngi play ak squad bi te man ma ko fekkati squad bi 1975 ba 91 te foofu laa ko bàyyi tamit sax moom mu ngi play benn tey man ma bàyyi play tukki nañ nag tukki yu bare dem nañ dëkk yu bëri am na dëkk boo xam ne sax soo foni dem nañ play ñu Freetown ma taxaw moom Freetown na ñëw di laajte biir yi xam nga mu ne ma mbóor yow moom da nga important de ñu ma laajte fii mu loolu ma ne ko xaay waaye dañ def seen ñu nemti newspaper bi man tam suma nim mu ngi foofu noonu ñu ne mu ne ma waaye yow laajtewul la ma ne ko waaw da yàlla moo ko def rek yaa ma njëkk a appelé rek yaa ma njëkk a fay mu ne ma déedéet man dama topp la yow moom topp la loolu daal fuñ dem rek suñu àndee sax ñu ko laajte moom xam nga ñun ñoo xam biir yi waaye Sénégal Freetown Guinée Mali xam nañ ko bu baax a baax ko dem naa dëkk yooyu yëpp ak moom play nañ nag bétaay mosu ñoo am problème maar alxam sax Bekaay Njaay ñun ñoo playandoo football bi ñoo nekk xale. waaw léegi ba pare biir yi tamit li ma gën a xam si moom dafa bëggoon Gambie bi bëggoon na Gambie bi trop dafa ko doon jaral sax suñu amee match mu jël foofu noonu red card mu ñëw placé pour Gambie bi te boobu yëpp moom mooy fiyal boppam paas ñëw fu ñu delloo ko daf doon nekk ay problème bu mag a mag su laajee gars yi fu ñu delloo ko gars yi ne amuñu xaalis lii la lii yëpp match su bëri biir yi mooy fiyal si boppam ñëw playal si Gambie bi am na benn travel sax bi ñu doon travel sax dem ba airport plane bi mu ko indi fu mu ñëw ñëpp si sa si famille bi airport nañ ko gisee nañ ko convincé mu jël baagam joxe ko mu àndaa ñu dem play yi loolu lépp ku ko def nga xam ne kii bëggoon na dëkk bi trop bëggoon na dëkk bi trop li mu defal dëkk bi daal boo mënee dinañ amati beneen player bu mel ni Alaaji Maara ñu bëri nag tur boo nag xamuñ ko nag ñun nag mi noon na di ko ooyee Alaaji Maara nañ ko doon ooyee ñun daal waaw ma ñu dañu ne Alaaji Njaay biir yi lii yooyu ñun Alaaji Maara nañ ko doon gën a ooyee dëkk bi biir yi dafa bëgg football ci bu boppam waxtaanam yëpp ay football la te biir yi friki kii nii
te moom laa ko fi njëkk a gisee sax teg bool ni kool ko mus ko def na ko box ba ba taay def na ko Independence Stadium ba taay ba pare biri play na Gambia bi 9 ba pare sweepal na Gambia bi play na midfield for Gambia bi amul fu mu playwul jack of all trades la foo ko yóbbu rek te fil bi rek dafa play foofu noonu du si complain du si di wax dara du si wax dara biri daal player ni mu buggee Gambia fu ñu amati player bu am di will to play comme li biri ni mu amoon di will to play pour Gambia bi ak ñu defal Gambia yóbbu flag Gambia bi foo am ni parce que ñu bari xamuñ ci Gambia de biri lañ xam bi soo nee biri rek ñu ne Gambia waaye soo nee Gambia xamuñ ko waaye boo nee biri rek xam nañ ne Gambia la man daal loolu daal laa amoon daal tib bi biri daal lu tudd loolu daal moom laa mënoon a wax daal tib biri daal. ma ne Fatoumata dama la bëgg a laaj tuuti balaa nga door rek su nit buggee connect programme bi pour watch ko from Gambia naka lu moo type Elite Media su demee si Elite Media and Production rek dina ko fa gis waaye nañ ko dugal YouTube tamit si kanam. non coconut moo doon wax ayo Aziz xam nga lan laa gis si lii bi may call ak ñi ñuy wax ak ñi fi toog di wax ñëpp dafa mel ni soo dégloo ba déglu ñëpp benn wax bi lañ wax. he have Gambia at heart. yes Gambia. yéen ñëpp ñi fi nekk tey fa naa ne fly bi moo wane yéen ñëpp ngeen xam kanay ñëw ak kana ñëwul ak kan mooy lifin fa naa coach moom moo bokk ci ñi nga xam ne xamoon na ñi ñëw ñëpp waaw kon comme que ñëpp xamante waaye yéen ñëpp a ngi ko seedal benn wax bi bugg na Gambia ñëpp a ngee wax ne sacrifice bu mu defal Gambia ñëpp a ngee wax ci bugga bu mu bugga nit am na ñuy wax ne moom bugga na Gambia be buggalu boppam dara tey soo gisee waroon na icon la kenn du ko weedi waaye tey loolu moo nekk multimillionaire we have seen our footballers waaye those days la nga di football démba ak football tey tamit du benn waaye ñëpp a ngi ko seedal benn wax bi mu nekk lu neex man dama ne comme nu ma ko waxee woon ci dugub bi rek he is worth celebrating tey am na ñu nga xam ne duma mën a dañ ma seen ba pare ne ma buñ ko play because they were very emotional tey du bisi jooy bisi bànneex la man dama fa ne dañ ko celebrate for the rest of ñun li ñoo dunda ci àddina te ngeen am na lu am solo leen fi wax ne ñun nañ leen commencé di celebrate suñu nit ñi ci ba ñooy dund man nag pour man personally following whatever I have to follow dama feel ne he's been celebrated he was celebrated man I feel that duma toog fii ma ne I don't think that he was celebrated very late mun naa am yéen ñi ko xam nag yéen xam ngeen lu tax ngeen wax loolu waaye ci ñun ñu ngi jàppane celebrate nañ ko bu baax parce que dama naan si time dema soo waxee ñu ne talal nañ ko médaille loolu celebration la ñu ñëw ci jàng talal ko médaille ñaata yoon ñetti yoon loolu celebration la ñu ñëwaat fi ñu toll nii mu delluwaat Spain gis ngeen naka la fa taajoo loolu yëpp ci celebration la celebration bi tamit suñ koy wax foog naa dafa war a nekk a collective effort am na ko fi bëgg a wax ne léegi ne dañ war a bind book di celebrate suñ ñi nga xam ne def nañ fi dara soo loolu ana book writer bi xam nga nekk Gambien ak bugg a Gambia dafa utee nekk Gambien ci tur rek la waaye bugg a Gambia ci def la léegi suñu writers yooyu noonu ak ñi nga xam ne ñoo war a wax ci history ñi nga xam ne ñoo war a wane seen doole def leen ko ngir yàlla tax buñ ko def pour ne xaaral ñu def ko pour utee ci pour utukaay parce que dama ne kii gaañu nii tey ba ñuy toog di ko waxtaanee su fekkoon dafa defoon football rek ngir utukaay xaalis wallahi tey du am biri bu ñëpp di coow daf ko defoon ngir lim buga ci biir xolam bi léegi ma ñëw ci Mr President ma ñëwaat ci yow president of GFFA gis nga tey liñ fi play ak liñ fi wax yëpp fenn nag laa bugga rek ñu waxtaan ci tuuti mooy naka nga mag bindee li nga xam ne comme delloo Spain gis nga stadium bi dafa ñëw de stand still after 30 years delluwaat fa gis nga naka lañ ko celebrate ndax mën ngaa dugg foofu tuuti. Thank you Fatoumata bu really ñëpp ko ci sandoor te loolu foog naa loolu dafa reveal a lot about moom achievement comme ñoom anyway first of all coach welcome bi nga ñëw
Welcome, and then for that very elaborate, presentation. For that really, you took us back to memory lane. Bobu, I think it has not only for Biri, Bobu is the whole country and the whole Africa. Comme ni ko Coach waxee man de gisanguma ko ex-player footballer or any ex-athlete boo xam ne am na such back to his or her former club or whatever. Watching that really daf ñu gën a jox naka leen ko wax nag the determination as ñi nga xam ne ñoo ko moom fii la juddoo fii la yëf yëpp fii la joxe yëpp te ñun tam war nañ ko boobu def ñu joxoon more fire. For now, if there is any inspiration, one of the major inspiration for the Gambia Football Federation was 2017 when we came back to 7 years that celebration. And we thought that really, if this could happen overseas, what about us? It's one of the reasons why we motivate, we're able to fast track some awards. Because when you go ahead, it's still not enough. We still have a lot to do. Maybe as the Makuwahi before. Them not dega why his legacy should live on, and I think we'll have one organized program bo xamne mo war neka ida biri day or mo neka ngom de if I neka part of the national event bo xamne calendar bo xamne ñong ko am ida at the level of football federation or national event bo xamne mun nañ ko mun nañu mobilize the whole country to really for celebrate it. It's not with us. So we def ñu challenge ñu yeb dal pour tenka ko dal def ñu challenge and then we wish really we could have done more. Well, do you agree with people saying it's a wake-up call to all of us there, people in sports or people Gambia when they celebrate that month? Do you agree with that, or let me take on that? That's a fact. It's never enough. And then, as I said in one of my interviews, we are all culprits in that. But I think, everything has to start from somewhere. It's a wake-up call for all of us. And at this point in time, we are the help of football, because when we are talking about Biri and football, but there are other very fine athletes in this country. Really, they don't have even what Biri have. So at least wake-up call. We have to double our efforts to ensure that our legends are celebrated while they are alive, so that they can, they can feel the joy and sometimes the emotion, and then from there, then if they leave us tomorrow, I'm so soon today, then thank you. So I think really, as I said, it's a challenge. We really will have to live up to at the level of the Gambia Football Federation. I can assure you the door, and then it's something that's going to continue. So inshallah. We have a lot in the pipeline. We'll be witnesses, inshallah. Thank you very much, Mr. President. Aziz score. Aziz, yaa ngi noppi gëj nga wax ñu indiwaat la nga wax tuuti tamit. Waaw dama coach welcome bi ñoo yow boobu bi ma bokk la woon ci ñi ma doon nuyu. Coach jërëjëf sa wax bi rafet na. Comme li ñoo wax rek Fatmata bi suñ bëggee topp wax luñ bëggee wax lim def fii ak lim sacrifice pour Gambia duñ fi jógee tey te biir dafa nekk nit koo xam ne ku daan ko wax nit koo xam ne daf ko jaral mu am red card Gambia di play mu jël pour red card pour mu mën a dem play di xam loolu bëri players yu ko def non bëriwul players ndax am na sax waaw la am na nite biiri dafa bëggoon Gambia biiri ñun ñëpp mag ji Araka la ñoo oye Araka ñun mag ji lañ ko biiri moo nekk comme koo xam ne xam nga lay ko li wax na ko biiri daf man li ma ko gisee mooy ne biir dafa nekk géej koo xam ne rek ñun ay jën lañ ci biiram xam nga biir mooy géej bi ni te Gambia neexut ba neexut ku wax kuy play football Gambia biir tax da nga bëggoon a mel ni biir ma noonu laa ko gisee. waaw da nga waaw ñun ñëpp ku daan play kuy play football Gambia da nga bëggoon a mel ni biir
biiri da nga def li moo def ci football léegi man gis naa ñoo xam ne dañ ko daan dañ moo def ñu ñëpp dañoo dem practice bugg a def loolu ci biir game bi man sax man am one of them biiri noonu la meloon ci ñun man daal man li ma wax mooy biiri man daf ma influence ci game bi bu baax a baax a baax mbokkal team nga kontaan waaw comme am na ku ko wax tey benn li mu wax dëgg la de gis nga biiri su daan place ñun ñëpp dañ daan yàkkamti biiri ñëw ñu ne biiri mooy place soo déggee ne Gambia ngeen play te biiri nekku fa léegi da yow neexut waaye da nga ne dañoo win waaye soo gisee biiri sol veste bi dugg si Gambie si biir film bi rek da nga am yaakaar waaw Njaay loolu la meloon. Aziz, do you feel like during this time being play football? Of course, we had Aziz score. Lolo mom ñepp xam nañ ko. Ñu la musta gis, ñu la musta dégg lipit sax dégg nañ sa tur. Do you feel like your time you were celebrated? No. Ako sport bota tay bu biri la. Kay waaye am na ñu ko binda ne lii loolu suñu waxee tamit dina dimbale na tamit you have the president sitting there mu dégga tamit you have something to take back tey bi si biir la waaye tamit celebration tamit ñun ñëpp ko moom parce que soo bëggee wax loolu di nga tooñ laay ko li de parce que laay dugal na si musique dugal na fi lu nekka waaw suma mag bi lifestyle life man comme loolu la comme assist waaw ñoo bëgg a famboo ni bi de maa yow non laay ko li moo wax laay déggaral rek bi ko xam nga lay ñun ñaar dafa yàlla dafa def bu nga xam ne fambondi baan bi man ñooñu dama leen topp ak gelewaar dama leen fambondi moom ak ñoom Paps man musique yi Gambie dama ko like léegi dama ko daal seetal dafa dëkk bi Oslo maa ko yónnee CD mu maa yónnee CD noonu lañ mënoon ci ñoo lañ mel ci musique bi dana la amoon de mu réer yow benn rek nga dee am yow su la nit ñi boolewu doo bokka ike maa ngi amee fii dem ike maa ngi amee baag bu mag baag boo xam ne yëpp CD la maa ngi stand ci tànkay dégg bi la laaj nag do you think that you were celebrated and how did you feel no definitely not waaye xam nga li ma wax ko comme tey xam nga football yi Gambia ñun du man rek man la ma dee wax mooy suma mag yi sax celebrate leen ñoom Boyko ñoom Lamine Owens ñoom Laye Ndour ñoom Aya Mumu di wax noonu Laye Kole Ike ñi ñëpp suma mag lañ man la ma leen fekk ci football bi waaye ñi ñëpp dañ leen war a celebrate man foofu laa dee wax man ñoom laa dee gën a xeexal moo tax gis nga yàlla def na ñu am Kaba Bayo mooy suñu président bi moom daf ñu dee déglu de pare soo ko déglu nit ku baax la daf dee déglu liñ sooy waxtaan ak moom moo tax ma ne lu nekk rek lu jot rek yomba yàlla nii la ko defee woon de pare xam nga biiri bi mu génnee nii àdduna yal na ko yàlla yérem fa moo dem nii yal na ko gënal fi mu jógee nii yal na ko yónni tabi teeru léegi biiri dafa bëggoon Gambia bi nga xam ne ñi Gambia yëpp seede ko moo tax fi mu nekk nii génnam àdduna bi sax dafa betta nit ñi ñu bari la betta man mi sax dafa ma betta man dama toog rek dafa am benn groupe bu ñu doon fi rek Tijaan si binda ko dama tiit dama ko call immediately mu ne ma li nga gis dëgg moom daf ko binda rek delete ko ma call ko mu ne ma lii moo xew ma ne ko what mu ne ma non lii moo xew to da ngay gis ne man dama kontaan bi ma gisee Gambia liñ taxawoo biiri Gambia government GFF niti Gambia mbokka yi xam nga man xam naa ne biiri sax su doon dund nga ne ko lii lañ la defal boobu xolam dina seeda ok di ñuy wax ne am na yoo xam